téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver encore une fois si li nga xamante ne mooy Écho du Net comme li nga xamee mooy émission bi nga xamante ne saa su nekk day ñëw defal leen benn ramassage si li nga xamante ne mooy actualité yu ñu jot a amal dans la semaine donc nag ñu leen remercier bu baax si teewlu bi ngeen di teewlu si li nga xamante ne mooy suñu différentes plateformes muy YouTube bi wala sax si Facebook bi rawatina nag li nga xamante ne mooy Écho du Net donc Écho du Net tey nag ñëwati na ñu fas yéene rek jukki lépp li nga xamante ne rek moo nekkoon actualité cyber semaine bi ñi nga xamante ne amuñu woon jotu seetaan ko wala déglu ko tey ji ça fait l'occasion si Écho du Net ramassage boobu lee ngeen mën a dabandi li nga xamante ne mooy information yi jot a am laataa ñoo dugg nag si li nga xamante ne mooy yaatal li ñuy dem jëli ji bàkk bi rek dellu soit ci plateau bi à tout de suite. Merci beaucoup à la régie si boobu les transitions amis téléspectateurs ñu ngi leen ko doon wax tantôt li nga xamante ne mooy Écho du Net dafa nekk li nga xamante ne mooy lépp li ramassage ci actualité njot am dans la semaine moom lañ leen di jël jukkil leen ko donc nag dañ koy dooree rek ak li nga xamante ne moo nekk discours Ousmane Sonko bu mu amaloon ni ki barki démb ci guddi ci benn chaîne YouTube bi nga xamante ne moom la ñu duppee Jotna TV donc nag chaîne YouTube boobu lee nag moom def na fa ab discours bi nga xamante ne discours bu gudd la bu yaatu mu wax si nag si pàcc yu bëri dellu si waat si li nga xamante ne moo jotoon a xew si entre jeunesse bi bañ ko jàppee prison si diggante coowal bi nga xamante ne moo ko taxoon a dugg foofule muy coowal Ousmane Sonko Adji Sarr mbirum viol ak li nga xamante ne mooy menace de mort donc nag ñëwaat na ci loolu di masawaat bu baax a baax ñi nga xamante ne moom mooy ñi ci ñàkk seen bakkan waaye itam di sensibiliser waat li nga xamante ne mooy jeunesse bi waaye rek luñ ci mën a jàpp comme information mooy moom nee na carrément problème bi nga xamante ne moom lañ koy tuumaal wàllum viol que moom moo violé Adji Sarr ba pare menacé que de mort moom nee na carrément ba tey bàyyiwul tàyyiwul te coow loolu lee du ci mës a jóg parce que kat lu mu deful donc accepte benn doomu aadama jël ko di ko teg ci ndoddam bi te lu mu expliquer rek mooy lépp rek pexe gouvernement bi la moo tax saa su nekk rek complot boobulee nga xamante ne ñu ngi ko doon wax rek moom mooy am ba tey ba pare itam nee na carrément li nga xamante ne mooy gouvernement du Sénégal dañoo lajj bu baax ci li nga xamante ne mooy seen plan maanaam seen li nga xamante ne moom la ñu yore réewum Sénégal dañ cee lajj bu baax te dañ ko wax accepter donc nag mu am leneen li nga xamante ni itam wax na ko si coow loolee mu ne moom bakkanam la si tekk parce que tant que mbir mi leerul ba ñu setal daram du si tay di si wax te dina si continuer di wax ba li nga xamante ne moom lañ ko doon tuumaal ñu bàyyi ko ndax mbiru politique moo si laxasu te wàllum privé la ñu jël nag médiatiser ko public ko ba nga xamante ne tey jii nii ñëpp a ngi koy joxoñ baaraamu tuuma waaye li nga xamante ne mooy njiital Pastef bii lee di Ousmane Sonko moom rek nee na carrément bis buñ ko convoqué si li nga xamante ne mooy tribunal veille élection yi du dem wuy ji parce que du yoon te moom candidat la comme ñëpp dafa war a voter donc nag du nangu ñu yàq li nga xamante ne rek mooy carrière politique am te nee na carrément du wuy ji donc nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom leeral mbir moomu la te lépp li ci toftal comme information si mbirum coowal Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko ak les patriotes Ousmane Sonko Macky Sall lépp lu wundu boobule situation histoire boobule lépp lu ci toftal si information dina leen ko jukkil si li nga xamante ne mooy Sénégal 7 muy Écho du Net wala sax si yeneen yi nga xamante mooy suñuy jotaay ba tey ñu desandi si li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moom itam am na li nga xamante ne wax na ko si ay kàddu jëmale ko si nga xamante ne mooy Idrissa Seck moom rek li mu xamle ne mooy ki nga xamante ne mooy Idrissa Seck nit da nga war a gàddu sa dignité mooy lépp da nga ko war a am garder ko ba lépp li nga xamante ne rek mooy doomu aadama du am fitu tey jiit ba di la wax yenn wax yi donc nag moom Ousmane Sonko kaddu googu la yëkkati rek jëmale ko si ki nga xamante ne mooy Idrissa Seck nga xamante ne dafa rejoindre li nga xamante ne mooy parti au pouvoir maanaam APR donc nag mën situation bi nga xamante ne moom naka dina ko lool moo tax it mu wax ko waaye itam li nga xamante ne si loolu la ñuy sóobu rek dugg si ba tey si géewum politique bi la ñuy desandi mooy démb rencontre bi nga xamante ne amoon na entre jeunesse bi ak li nga xamante ne mooy gouvernement bi ku ko doon présider nag mu nekkoon le président Macky Sall moo ko présider donc nag situation boobu nag amoon fële sa Diamniadio ñu waxtaan fa waxtaan bi yaatu li nga xamante ne mooy discours yu mu jot a amal si yu at mois yi ñu weesoo ak fan yi ñu wees yëpp
li ñuy ak saccage yi nga xamante ne jeunesse bi génnoon nañ ko di ko ñaxtu ay yàq def ay de dégagement lu bëri donc nag moom li mu si waxoon mooy je vous ai compris maanaam comprendre naa li nga xamante ne mooy seen ñaxtu donc nag dinaa ko saafara. mu proposé woon leen nag li nga xamante ne mooy ay emploi donc nag démb fële sa jam ñaajo ñu si ëpp loolu moo leen fa taxaw na dem donc nag mu mel ne rek jeunesse bi dem nañ wax li nga xamante ne tey ji moo leen ñor waaye jeunesse boobu ban jeunesse la jeunesse bi nga xamante ne ce sont des représentants si 14 régions du Sénégal ñoom ñoo fa daje woon di wax ku nekk sa région lan ak lan la soxla lan la ñu manqué foofulee donc nag moom expliqué na carrément nee na l'état nekkul ne mën na satisfaire besoin yëpp mais dina def kentu lay kattanam ngir ñëpp ñi nga xamante ne rek war nañoo jot si yooyu les financement war nañoo jot si yooyu les emploi ngir dimbali seen bopp dimbali seen réew dina si jug waaye rek lu muy sensibiliser waat mooy bu ñu topp ay nit yi nga xamante ne ay nitu safaan ma lañ te jeunesse buñ nee jeunesse mooy jeunesse bi nga xamante ne jeunesse bu baax la te day topp réew ma Sénégal réewum bu mu nekk di ko di si def li nga xamante ne mooy lu baax ngir mu jëm kanam moom itam nga xamante ne ndaw la mu mën see gis boppam moom nag la njiital APR di suñu président Macky Sall son excellence moom nee na carrément nag lépp incha allah li si war dina ko def mu mel ni rek nit ñi am nañ tuuti yaakaar waaye itam li nga xamante ne moom la journaux yi xëyee tey titrage mooy gaaruwaale bi nga xamante ne moo si jot a am si discours Ousmane Sonko ak rencontre bi nga xamante ne le président Macky Sall amaloon na ko ak jeunesse su Sénégal donc nag ñoom ñaar jàpp nañu ku si nekk da ngay sànni sa morom xeer donc mu doon situation bi nga xamante dañuy jàpp ne rek c'est de la politique ku nekk da ngay xëcc sa boor ngir am li nga xamante ne rek moom nga bëgg si wàllum politique. donc nag dañuy dese di ba tey si li nga xamante ne mooy politique bi dafa am ki nga xamante ne nag mooy njiital groupe des médias nekk li nga xamante ne mooy njiital gëm sa bopp muy le président Bougane Gueye Dany moom nag ginnaaw ba nga xamante ne Ousmane Sonko génn na def discours le président Macky Sall génn rencontré li nga xamante ne mooy jeunesse ci ministre ci conseil des ministres boobule mu amaloon dem fële sa Diamniadio moom nag tey génn na mais génn bu demee nan dafa génn dem ci population bi waxtaan ak ñoom moom nag tey ñu mu demoon seeti ci promenade mooy les marchands les ambulants ñi nga xamante ne ñi jaay ci mbedd mi ñi nga xamante ne ñoo yor seen moto cak-cak maanaam livreurs yi ak ñi nga xamante ne tey jii c'est secteur primaire bi lañ nekk tey jii ni ñoom la demoon seeti nag di waxtaan ak ñoom ana naka lan moo nekk seen situation lan moo nekk seen problème surtout ci crise bi nga xamante ne moom lañ jógee di crise sanitaire économique nga xamante ne tey jii ni couvre-feu bi métti woon na lool ñu ci bëri yàkkoon na seen liggéey ñu doon liggéey guddi mënatuñu woon liggéey heure yi gàttoon na loolu ba ñëpp ñi nga xamante tey ji liñ daan am daanu woon ko am donte sax jamono ji libéré nañ lépp mais ba tey pour ñu defaa rattrapage boobu dafay métti ci ñoom donc moom président Bougane Gueye Dany dem na seeti leen tey si suba nag def benn tournée bu mag ngir xool ñoom ñëpp situation buñ toogee waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a xam seeni problème lan la seeni soxla lan la ngir mu jëm see ut ay saafara donc nag moom itam li nga xamante ne mooy géewum politique bi la nekk di xëcc booram donc c'est de la politique ku ci nekk da ngay xool li nga xamante ne rek moo la arrangé ak li nga xamante ne moom nga jàpp ne stratégie la boo ko defee di nga si mën a génn ñoom itam ku ci nekk xool na ana naka nga koy gérer mais nag askan wi rafetlu lañ lool li nga xamante ne moom la président Bougane Gueye Dany def ngir xool askan wi ana naka lañ toogee parce que jàpp nañ ni rek si information yu ñu jot ak retour yu ñu am ci réseaux sociaux ñu ne ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany président bu mel noonu bis bu defee li nga xamante ne moom la Bougane Gueye Dany def da ngay xam ku ci nekk tey ji situation bu mu toogee te boobaa régler problème jeunesse bi dafa yomb loolu. donc nag dañuy jóge ci li nga xamante ne mooy géewam politique bi ñëw ci li nga xamante ne moom moo amoon 17 avril ñeel li nga xamante ne mooy cantakun donc nag ko xam cantakul xam ne carrément ñoom dañoo bëgg li nga xamante ne mooy fête dañoo bëgg li nga xamante ne mooy seen njiit bëgg bu baax li nga xamante ne mooy seen tarixa donc cantakun yi nag amaloon nañ li nga xamante ne mooy le 17 avril passé fële ca Mbour ginnaaw bañ ñu doon fête li nga xamante ne moo nekk rencontre Cheikh Béthio Thioune ak ki nga xamante ne mooy Serigne Saliou kóllëre boobu lañ doon feddali fële ca Mbour mu doonoon nag jotaay bi nga xamante ne ak ndaje bi nga xamante ne ñu si bëri rafetlu nañ ko lool lu si bëri nag xew fa jàngkat yu bëri macha allah si tarixa bu munti doon ñëw teewee lu ni mel. waaye dafa am li nga xamante ne moo ci yees si yooyu li cantaakul ki nga xamante ne mooy soxna Aïda
soxna Aïda Diallo Thioune moom nag nekk na si nga xamante ne mooy soxnaay Cheikh Béthio moom nag jamono ji li nga xamante ne mooy taalibe yi dañ ko dem jox ko ay àddiya yoo nga xamante ne dul na loolu mu am si nag jot ci xaalis yu bëri tey ji dañ leen di limal ki nga xamante ne moom mooy moom mooy soxna Bator moom itam jox na ko àddiya bi nga xamante ne mu ngi toll si 10 millions ak li nga xamante ne mooy 1 million tawasul ak li nga xamante ne mooy 25 millions benn parure en or 17 gâteaux des paires de chaussures ay dàll yu bari ay vaisselle li nga xamante ne ay ndap yu de luxe la ainsi que ay basin riche donc nag ba tey soxna Bator ba mu defee lu ni mel Aïda Thioune moom itam Adja Thioune autant pour moi moom itam bàyyi ko ginnaaw ndax jox na ko li nga xamante ne moo benn terrain bu toll ci 5814 mètres carrés 82 millions 1 million de tawasul ak benn parure en or benn plan bi nga xamante ne architecte yi xam naa ñoom xam nañ bu baax boobule liggéey ñoom benn plan la ko jox benn plan wu kër bi nga xamante ne kër googulee bis bu toppee plan boobu dafay am li nga xamante ne mooy palais de rêve bu ñëpp di ñaan. donc ba tey ñu continuer ci yooyu les addiya yi nga xamante ne ñu ngi ko doon jox ki nga xamante ne mooy soxna Aïda Thioune donc nag ñi nga xamante ne ñooy groupe engagement et détermination ñoom nag jox nañ ko li nga xamante ne mooy ñaari parure en or ay tissu mbasin jasner jox ko tamitam li nga xamante ne mooy ñeent brodé ak ay sac en main de marque ay parfum de classe 5 millions ci xaalis ak li nga xamante ne mooy 1 million de tawasul ci suñu koppar donc nag ba tey jeexagul li nga xamante ni itam jot na ko si addiya jukkee ko si ki nga xam si ñi nga xamante ne mooy le daayra Daaru Salaam mat la boule ñoom itam jox nañ ko ñoom nag pour fàttali ñu ngi nekk à l'étranger donc daayra boobu nag nekkul Sénégal étranger lañ nekk le diaspora ñoom nag jamono jii nii joxoon nañ ko li nga xamante ne mooy 80 millions ak 1 million de tawasul benn oto ñu jox ko ki nga xamante ne mooy soxna Aïda Thioune mu mel ne rek cantaako itam ñoom dañuy fëddaleel bu baax seen kóllëre ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Béthio Thioune moo tax ñu jël soxnaam soosulee teral ko comme niñ ko daan defee ak ki nga xamante ne mooy borom këram di Cheikh Béthio Thioune di ñaan yàlla suñu borom rek yàlla xare ko àjjana suuf oyof si kawam. ñu ñëw si li nga xamante ne moo ñeel ay enseignants ay jàngalekat ñoom nag amaloon nañ li nga xamante ne mooy assemblée générale boobu nag apériste yi enseignants apériste yi ñoo fa nekkoon waaye nag réunion boobu mujjeewul antu bi nga xamante ne neex na parce que nag ay xiiroo ko ngaayoo xeex moo fa amoon ay saagante yi kenn xamul donc nag du coup mu defoon benn vue si réseaux sociaux ñëpp gis ko donc nag rafetlu wuñ ko loolu parce que toute la presse était là ngir tewee li nga xamante ne mooy boobu les réunions donc nag xeex bi métti woon na loolu waaye rek ay kaddu yi nga xamante ne jukkeekoo na fa itam rafetlu wuñ ko ñu jàpp ne rek ñoom dinañ régler seeni problème suñu mu gën a antoon ndax nekkul exemple bi nga xamante ne réew mu Sénégal soxla nañ ko. donc ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moo ñeel ay faux médicaments yi nga xamante ne yéen ko doon dégg fan yi ñu weesu faux médicaments yooyu nag jàpp nañ ci 8 personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo ci laxasu woon ci boobulee trafic donc nag yóbbu nañ leen sous mandat de dépôt ki ko def nag mooy le juge Mamadou Seck donc nag jamono ji ki nga xamante ne mooy maître El Hadji Diouf si sortem mu jotoon def nag ginnaaw ba ñu jàppee li nga xamante ne mooy ñooñu li nga xamante ne ñoo bokkoon si boobu le trafic donc maître El Hadji Diouf si point de presse bu mu amaloon donc moom nag mu ngi doon défendre bu baax a baax li nga xamante ne mooy ay client am maanaam ñu jàpp ne ñoom dañoo def li nga xamante ne mooy faux ñoo def boobu le trafic si faux médicaments yooyu ndax amuñu autorisation ngir dugal ko si suñu réew mu Sénégal di ko fi jaay donc moom nee na loolu amul weddi na ko ba setal der ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay client am donc nag loolu yëpp nag mu mel ne rek situation la bi nga xamante ne xaw naa doy waar waaye lu ñu si mën a jàpp ne rek mooy ki nga xamante ne mooy juge Mamadou Seck moom def na joxe na verdigam mettre na leen sous mandat de dépôt balaataa ñoo am yeneen éclaircissement te lépp lu si toftal comme information rek dina leen ko jukkeel fii nga xamante ne mooy Sénégal 7 ñu ñëwaat nag si li nga xamante ne
moo ñeel ba tey yooyu lee boobule kuréel si wàllum médecine wàllum garab dafa am nag li nga xamante ne mooy région de Kolda ñoom dañoo manqué loolu li nga xamante ne mooy ay gynécologue si seen structure yi donc nag ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé et de l'action sociale moom nag menacé na bu baax ñi nga xamante ne ñooy ay gynécologue te ñu orienté la woon affecté woon leen li fi nga xamante ne mooy Kolda ngir ñu dem rejoindre seen poste ñu bañ donc ñooñu ñëpp nag nga xamante ne def nañ ñaawteef ñu mel ba tax jamono ji waa askanu Kolda ñu ngi nekk si tiis ak ñàkkare si ñàkkum gynécologue ndax xam nañ kat li nga xamante ne mooy gynécologue nu mu amee solo lool si li nga xamante ne mooy hôpital surtout si jigéen ñi nga xamante ne tey ji dañoo won lor wala sax ñu am ay problèmes yu sensible donc nag menacé na leen ngir raje leen bis bu ñu demul delluwul si li nga xamante ne moom mooy seen poste yu ñu leen affecté à Kolda donc ñu continuer ba tey si boobule situation si wàllum Abdoulaye Diouf Sarr moom nag dafa jotee ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Bousso du docteur moom itam nekkoon ki nga xamante ne mooy directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire donc nag moom Abdoulaye Bousso ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñoom nag neexawuñ loolu moo tax nag ci réseaux sociaux ak information yi jot rek ñu ngi xamal ne ki nga xamante ne mooy docteur Abdoulaye Bousso itam léegi mu quitté si li nga xamante ne mooy boobulee groupe ngir dem xool leen lu mu def parce que bu fekkente ne daf fay nekk te jubawul ak ñooñu rek seen liggéey du ant donc nag si information yooyu la ñuy jot donc lépp lu si toftal comme information rek dinañ leen ko toppal incha allah fii si Sénégal 7. ñu ñëw nag si li nga xamante ne moo ñeel wàlluma borom ñaari tur yi maanaam wàlluma góor jigéen homosexualité donc nag criminalisation de l'homosexualité le collectif ànd sàmm jikko yi donc ñoom nag ñoo taxaw temm ne carrément duñu nangu li nga xamante ne mooy homosexualité di am si suñu réewum Sénégal donc nag njiital ko bi nga xamante ne moo nekk ASJ mooy Ababacar Mboup di coordonnateur boobule kuréel moom nag jukk na si yëkkati si ay kàddu ba sax ñu ngi naan dinañ amal li nga xamante ne mooy benn marche le 23 mai bi ñu dëkkmal ngir xeex li nga xamante ne mooy wàllum góor jigéen ba pare itam ŋàññi bu baax kuréel yi nga xamante ne dañ ko bëgg jël boole ko si suñu réewum Sénégal waaye ñoom nee nañ suñu réew mi duñu taxaw benn yoon ñuy accepter lu ñu mel donc nag mu mel ne rek fële lay amee fële chez place de la nation boobu les marches le 23 mai 2021 bu ñu dëkkmal bu 10h jotee incha allah. ñu ñëw si li nga xamante ne nag moo ñeel activiste yeeg ñi nga xamante ne ñooy jamono ji mën nañ ne ñooy nekk di xeexal ndaw ñi di leen jàppale bu baax si li nga xamante ne moo leen métti moom kenn ki nga xamante ne nag muy Assane Diouf bokkoon si activiste yi nga xamante ne jàppoon nañ leen donc nag di leen doon leen tuuma li nga xamante ne mooy trouble à l'ordre public donc Assane Diouf nag si plateau bi nga xamante ne mooy Walfadjri fa la nekkoon doon wax ay kàddu yi nga xamante ne doy na waar loolu mais liñ leen si mën a jox comme information te mu nekk information bi nga xamante ne réseaux sociaux yëpp tasaare nañ ko mooy ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour moom la joxoñ baram tuuma ñu naan ko nag ki nga xamante ne mooy njiital groupe Futur Média ak le roi du Mbalax moom nag li mu wax ci moom ñun ñu bari xaaruñu ko parce que nee na ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour daf koo xam bu baax a baax xam ay doomam juddandoo ak ñi nga xamante ne mooy ay doomu Youssou Ndour màggandoo ak ñoom yarandoo ak ñoom ak xaritam la léppam la mais dafa am li nga xamante ne bu dëgg jotee dañ koy wax donc moom nag Assane Diouf leeral na benn mbir bi nga xamante ne leeru woon ci bopp askan wi donc muy ab koppar bi nga xamante ne dañ ko joxe woon fële ci États-Unis ngir coowal ngir éradiquer li nga xamante ne mooy paludisme pour ñu jundi ci ay moustiquaires jàppale ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi nga xamante ne ak famille yi ko soxla ngir feebar boobule di paludisme di malaria bañ leen jot donc nag ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour lu Assane Diouf rek xam la ne mooy boobule xaalis da koo dajale ko jël ko yóbbu ko ci télévision am ngir sukkali bu baax li nga xamante ne mooy groupe de presse am waaye jëlu ko ngir topp ko
comme nu mu waree si askan wi jëndal leen ay muskeer ngir jàppale leen donc nag mu ñaawlu lu ñu mel mu doon situation bi nga xamante ne rek amaana dinañ ci amat yeneen retour incha allah lépp lu ci toftal rek dinañ leen ko jox incha allah comme information. waaye li nga xamante ne rek yam moo ci amaat ba des mooy ki nga xamante ne mooy Ndoye Bane moom itam ginnaaw ba mu déggee coowal boobu lee nga xamante wax jooju lee nga xamante ne moom la Assane Diouf wax ci kaw der ki nga xamante ne mooy directeur am di Youssou Ndour moom Ndoye Bane nag nee na carrément dafa mer ba futu ci li nga xamante ne moom la Assane Diouf def ndax rafetlu ko benn yoon donc nag mu doon situation bi nga xamante ne tax na ba ki nga xamante ne mooy Ndoye Bane ñëw di xas ka ŋàññi ki nga xamante ne mooy Assane Diouf ba pare ne ko itam dinaa la fàttali li nga xamante ne mooy sa passé donc nag mu mel ni ne rek guerre moo fa amoon comme si on peut fekkee mun nañ ko tuddee noonu donc nag guerre boobu nag moo fa am kii di wax li nga xamante ne moom la Youssou Ndour def te rafetlu wu ko donte xaritam la waaye itam ki nga xamante ne mooy Ndoye Bane ñëw di défendre bu baax ki nga xamante ne mooy directeur am kii di Youssou Ndour ba pare di ŋàññ bu baax ki nga xamante ne mooy Assane Diouf. dañuy ñëw nag dem si li nga xamante ne moo ñeel wàllum lutte wàllum bëre si sport donc nag ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 ak Boy Niang xam nañ ne kat jamono ji ñoom ñoo war a sëgg bëri incha allah ki ko tëgg nag mu nekk Gaston Mbengue promoteur donc nag li ci am mooy benn coow bi nga xamante benn li ci am ba des nag mooy benn information bi nga xamante ne jot nañ ko mu jukkee ko si ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 si plateau bu mu amaloon fële chez 2STV donc nag moom dañ koo laaj lekk ngir yow bis bi ñu la tegalee ki nga xamante ne mooy ay limal ko ay mbër ba xam li nga bëre ak ñoom mu ne carrément man damay bëre ak ñëpp say ji Sa Thiès nga xamante ne moom mooy sama rakk ñu bokk benn deret tey bu ñu ma ko tegaloon dañuy bëre parce que li nga xamante ne métier la ba pare sport la amul parloo amul dara damay liggéey bëre ak moom donc nag ñu mooy ñëw itam ñu ne ko Lac de Guiers nag mu ne Lac de Guiers itam sama rakk la sama lépp la donc bu ñu ma tegaloon tamit ma signal ma contrat damay bëre ak moom donc nag mu doon nag li nga xamante ne réseaux sociaux yi jamono ji ku si nekk askan wi ñu ngi si yéye ko yàbbi donc nag moom lu mu xamle rek mooy képp ki nga xamante ne mbër la moom Balla Gaye pare na pour sëgg bëre ak yow su fekkente ne fay nañ ko lu ko jar donc nag lenn rek la xamante ne moom du ko def mooy ki nga xamante ne mooy Ama Baldé du mus a bëre ak moom si àddina ndaxte papaam la woon ak papaam donc nag mu mel ni ne rek loolu kese mooy tax du bëre ak Ama Baldé mais dina bëre ak Sa Thiès mi nga xamante ne rakkam la ñoo bokk benn deret itam dina bëre ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers mu doon li nga xamante ne coow loolu bëri woon na ay yéye ko yàbbi si li nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 Lac de Guiers ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès ñu ñëw si li nga xamante ne mooy ñeel région de Kédougou li nga xamante ne mooy 300 si ay kër ñoom nag ñoo yàqu yaxeet si benn incendie benn lakk-lakk bu fa amoon fële si Bantako donc nag région de Kédougou jamono ji 300 si ay dëkkuwaay ñoom nag ñoo yàq donc askan wa fa nekk nag jamono ji ñu ngi si tiis ak ñàkkare ndax xamuñu ana naka la ñuy def ngir seen i njaboot nekk à l'abri tëdd fu nga xamante ne moom mooy si nekk si kër ngir suturlu donc nag ñu ngi def cri du cœur di ñaan askan wi di ñaan état du Sénégal dimbali leen bu baax ndax kat téeméeri dëkkuwaay bu lakkee rek ba jeex tàkk donc ñooñu jamono ji xamuñu sax ana naka la ñuy def ngir di def seeni besoin nu mu waree jom nag jamono ji ñu wax ak yéen tembe ñu ngi ci mbedd mi amuñu fu ñu dëkk amuñu fu ñu nekk moo tax ñu ngi ñaan askanu Sénégal ak li nga xamante ne mooy gouvernement bi jàppale leen bu baax a baax ci boobu les situations. dañuy dikk nag ak si ki nga xamante ne mooy Mame Ngor Diazaka nag moom ginnaaw ba ko li nga xamante ne mooy groupe Sénégal 7 dem seeti jee si benn ndogu donc nag moom si waxtaan bu ñu amaloon rek mu ngi am benn information bi nga xamante ne mu ngi ko doon wax benn xalaatam donc nag mu ne carrément Guy Marius Sagna warul ñu koy toog di ko dëkkal li nga xamante ne mooy micro parce que jàpp na ne kat taalkatu dëkk la ndaxte kat kuy taxaw naan ay nañ dem xeexi nañ dem def li nañ dem def li ñu mel ngir yàq li nga xamante ne mooy suñuy situation suñuy problème di yàq li nga xamante ne mooy matériel yi ñu am si suñu réewum Sénégal moom jàpp na ne rek Guy Marius Sagna nekkul exemple waaye tam commentaire yi nga xamante ne am nañ ko après vidéo boobule mooy ñëpp dañoo dal si kaw ki nga xamante ne mooy
Mame Ngor Diazaka parce que nee nañ moom si jëmu boppam moo nekkul ki nga xamante ne moo nekk si dëgg ndax bu fekkonte ne rek moom moo nekkoon si situation bu Guy Marius Sagna nekk du nekk foofu ba pare di dimbali population sénégalaise ngir ñu am li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam waaye tam prisonniers yi tamit du leen jàppale di leen xeexal donc nag loolu la moo nekkoon situation bi nga xamante ne amoon na entre Mame Ngor Diazaka ak ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna. ñu ñëwaat ba tey desandi si ki nga xamante ne mooy activiste di Dame Mbodj nag si plateau bi nga xamante ne invité woon nañ ko moom nag mu ngi doon wax ni carrément jamono ji day xeex ba keroog muy sangoo suuf lépp lu jar li nga xamante ne mooy wàllum Sénégal lépp lu nga xamante ne rek jàpp na ne anormal la war na see dugal loxoom jàpp si ngir ñu mën a am li nga xamante ne mooy jàmm si suñu réewum Sénégal ndaw ñi am li nga xamante ne gàddu li nga xamante ne moom la ñu moom bañ a topp li nga xamante ne mooy état du Sénégal ñuy nax donc moom nag nee na loolu da koy wëyal di ko amal du si taay du si damm ndax nag nee na dafa xeex ba ñu tuddee ko ñaari yoon doom mu doon li nga xamante ne rek day tax rek mu koy gën a yokk di ko gën a forger muy amal li nga xamante ne mooy boobu lee xeex ngir jàppale réew mu Sénégal. dañuy ñëw dikk si ki nga xamante ne mooy Mandiaye Seck nag demoon nañ seeti ko groupe Sénégal seeti woon ne ko si benn ndogu moom itam mu ñuy xamle rek si waxtaan bu ñu ko amaloon mu ne carrément kat jamono ji mu ngi préparer lu rëy au mois de juin incha allah benn album ngir ay fansam donc nag nañ xaarandi bu baax li nga xamante ne mooy Mandiaye Seck si beneen facette si beneen femme nuñ ko xamee woon jamono ji màgg na lool te lu mu leen di génne la bis bu génnee au mois de juin incha allah ndax mu ngi siy liggéey jamono ji fans yëpp dinañ kontaan donc nañ xaarandi album bu bees tàkk si li nga xamante ne mooy Mandiaye Seck au mois de juin incha allah. ba tey dañuy des si ki nga xamante ne mooy le comédien Pawlish Mbaye ak problème bi mu amaloon nga xamante ne mooy Fatou Lawbe donc nag ñoom ñaar coow loolu nag ki koy njëkkee mooy ki nga xamante ne mooy Pawlish Mbaye moom nag nee na carrément da doon kaf da doon foo da doon rey mais ki nga xamante ne rek mooy Fatou Lawbe moom gisewu ko noonu moo tax ba mu gisee vidéo boobulee Pawlish Mbaye def rek automatiquement dafa génn defaat beneen vidéo di ko tontu di ko xas donc nag Pawlish Mbaye bàyyiwul defaat beneen vidéo di waxtaan ak moom ba tey di ko continuer di tooñ mais ba tey Fatou Lawbe gisul loolu mu continuer waat di wax ay wax yu ñaaw ba tudd li nga xamante ne mooy yaayu Pawlish Mbaye di wax ay wax yu ñaaw si kawam mais nag yemul si ñoom ñaar donc ki nga xamante ne mooy doom si Fatou Lawbe mooy itam génn na wax def benn vidéo wax ak ki nga xamante ne mooy Pawlish Mbaye di ko wax ne na arrêté lu muy def ba di si jooy Adamo mooy itam loolu la gis nee na doomu Fatou Lawbe lu mu wax ba di jooy moo tax yaramam daw moom itam mu génn def benn vidéo ne carrément ki nga xamante ne mooy Pawlish Mbaye dafa war a arrêté bu yàgg lu mu doon def parce que moom moo tooñ te waru ko woon a def donc mu mel ne rek benn situation la bi nga xamante ne mu dem na ba dégénéré waaye ki nga xam ni mooy Pawlish Mbaye moom itam bàyyiwul ndax nag dem na ba gis ne carrément lu mu def du yoon moo tax mu génn moom itam def benn vidéo ngir jéggalu baalu àq bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Fatou Lawbe parce que jàpp ne kat jamono ji Fatou Lawbe waru ko woon wax bay wax tudd yaayam loo tax yaramam daw mu jooy si nag si vidéo boobu le baalu àq bu baax ki nga xamante ne mooy Fatou Lawbe waaye dafa yëkkati une somme de 500 000 ak peñe ndogu bëggoon ko koo jox Fatou Lawbe ak doomam nag refusé carrément ne loolu duñ ko accepté benn yoon ndax ñoom jamono ji soxlawuñ boobule ndimbal soxlawuñu dara li ñu bëgg rek mooy ñu respecté leen parce que ñoom itam si réew mi lañ bokk te dañ fee am li nga xamante ne mooy benn wëy bu rafet donc dañuy dem si li nga xamante ne moo ñeel wàllum théâtre wàllum série si groupe bi nga xamante ne moo nekk Marodi nag ñoom jamono ji ñu ngi amal seen 3e saison bi nga xamante ne moom lañ duppee maîtresse d'un homme marié donc maîtresse d'un homme marié boobu nag nga xamante ne ki nga xamante ne mooy Marème Dial di ñu gën koo xam si turu Halima Gadj moom nag nekkoon na si loolu ku fës si boobu les séries ndax sax mun nañ ne foofu lañ ko gën a ràññee donc nag jamono ji 3e saison bi kii di Halima Gadj bokku si ndax nag ba ñu demee ba xuus si information yi rek Halima si lu mu wax rek si post Instagram moom dafa ne carrément du nekk ki nga xamante ne star la ba pare di am problème paiement de facture wala de loyer donc liggéey boobu leen muy liggéey bu ñu ko fayul bu baax daf fay jóge moo tax jamono ji nag mu ngi fële ci Côte d'Ivoire ñu jël ko foofu nag mu nekk ambassadeur si benn kuréel donc nag moom mu ngi nekk di liggéey di wëyal liggéeyam bu baax a baax waaye ki nga xamante ne mooy pot bu nekk si fële
ci Marodi di Pape Oumar Diop moom itam defoon na ci benn post rek di gaaruwaale internet yi nag bañ ko gisee dañ koo tas ñu ne kat li mu bind mooy ku fàtte la fal lu lay folli dafay yomb donc nag mu doon li nga xamante ne ñëpp xam nañ ne wax joojulee Halima Gàcc di Mariam Dial moo ko moom waaye itam liñ jot ci information ñu ngi xamal ki nga xamante ni itam mooy Marichou moom itam mu ngi menacé quitter li nga xamante ne mooy Marodi parce que kat dañoo am problème ngir fay li nga xamante ne mooy seen mooy seen actrice yi donc mu doon situation bi nga xamante ne rek nekk na situation bu commencé di am benn ampleur waaye li si toftal comme information rek incha allah danañ leen ko toppal jox leen ko ba mu leer nañ. dañuy ñëw nag si li nga xamante ne mooy ñeer Abdoulaye Diop Xaas di jëkkër si Soumboulou Bathily donc moom nag defoon na si benn vidéo bi nga xamante ne moom moo amoon ñu gisee ko nag si Instagram donc moom na vidéo ba mu doon def nag daf see teg benn marmite def si ndox mu génnee si ab benn béjjën donc nag mu doon miracle mais nit ñi nag di coow naan ay naam aayul donc na mu am beneen situation bi nga xamante ne am na si mooy ki nga xamante ne kat mooy benn ay sëriñ sax la ñuy wax ñu génn carrément ne moom xamul lu muy def ba pare itam mu am benn baat bu mu wax si alxuraan ñu koy jël di ko corriger naan baat boobu nu mu ko waxee du noonu donc nag mu doon situation bi nga xamante ne aussi nekkoon na di def si di wër si réseaux sociaux yi donc ñu reprendre ko rek donc mu mel ne Abdoulaye Diop Xaas jamono ji ñu ci bëri ñu ngi koy joxoñ baaraamu tuuma naan lu mu def du benn miracle da ko préparé. ñu ñëw nag si li nga xamante ne mooy DJ Boubs di Boubacar Diallo nekkoon fële sa télévision Futurs Médias jamono ji nag mu ngi nekk fële si ITV si plateau nag bi nga xamante ne moom la duppee Iftar moom nag Boubacar Diallo dafa invité woon ki nga xamante ne mooy jàngkat bu mag boobu lay di wuyoo si turu Oumar Niane moom nag ba muy yëkkati di tagg li nga xamante ne mooy Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc nag ki nga xamante ne mooy DJ Boubs moom nag dafa yaramam dafa daw ba mu daanu leer doon jooy si plateau boobulee ñu duppee Iftar donc nag ñu ñëw si ki nga xamante ne mooy Sidi Diop Ndeya Bandaya di feccikatam Sidi Diop nag dafa may ki nga xamante ne mooy Ndeya Bandaya benn iPhone 11 donc nag iPhone 11 boobulee mu ko may na mu def si toile bi nag si réseaux sociaux yi wër lool mais nag si fàttali Ndeya Bandaya nag amoon na fi benn passé bi nga xamante ne ñu si bëri dañ ko ŋàññi woon donc joxoñ baaraamu tuuma si benn vidéo rek bu tegg ne bu mu def donc nag moom nag ñëwaat na en force àndalaat ak ki nga xamante ne mooy waykatam di liggéey ak moom si soirée yi rek yu mu doon amal avant ñoo dugg si weeru koor gi donc nag mu mel ne rek kii di Sidi Diop feddali na nag kóllëreem ak ki nga xamante ne mooy Ndeya Bandaya may ko li nga xamante ne mooy iPhone 11. ñu ñëw dikk si li nga xamante ne mooy ndaw yi nekk fële sa njaareem Limamoulaye ñoom nag jamono ji ñu wax ak yéen dañoo mer ba futtu ndax rek ñu ñuy xamal si information yu ñu jot ko ndaw yooyu le dañoo nekkoon doon saccagé li nga xamante ne mooy mairie bu njaareem Limamoulaye njiit ba fa nekk nag mu nekk monsieur Beydi Sey moom nag otoom sax nag dañ koo toj donc moom nag génn na si guddi googulee nga xamante ne mbir moom la amee ñu génn di wax ak askan wi ni leen wax carrément que jamono ji ndaw ñi dañoo mer te moom mi di Beydi Sey di maire bu Njaareem Limamoulaye xam na loolu bu baax moo tax ginnaaw ba mu génnee dafa ne carrément nañu na jeunesse bi calmé wu te lépp li nga xamante ne rek am na te mu métti leen ñoom lépp li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy ñaxtu rek Beydi moomulee si ñoom la nekk te ñoom la faral ndaw yi lu ñu bëgg la bëgg ndaw lu ñu bëggul bëgguñu ko donc nañu dal ànd ak dal rek lépp li nga xamante ne ndaw yi bëgg nañ ko foofu la si Njaareem Limamoulaye dinañ si taxaw te am na ñaari projet yi nga xamante ne si la nekk di liggéey ak ay collaborateurs am donc nañ ko may tuuti rek te ñu dal bu ko defee ñu bàyyi yàq bi ngir seen jàmm ngir jàmm gox boobule ngir jàmm askan wi te incha allah lépp lu ci am comme information incha allah dinañ leen ko toppal donc ñu ñëw si li nga xamante ne mooy ñeel station yi ñuy jaay essence ñuy jaay gasoil donc nag station yi dañoo amal benn grève bi nga xamante ne depuis mardi passé mais nag nekk lu woon ñëpp a doon grève mais jamono ji dañoo gis ne tey
station yi au fur du temps depuis mardi mercredi ba tey ji station yi ñu ngi tëj di gën di tëj au fur du temps donc tey nag ñu si bëri station yi si bëri tëj nañ problème bu ñu am nag mooy carrément dañoo jàpp ne rek nekk ñu di liggéey si ay conditions yu baax moo tax ñoom tamit ñu def seen grève ngir ñu régler seen situation donc nag jamono ji dawalkat yi nag ñi nga xamante ne am nañ oto sonn nañ loolu parce que pour ñu gis fu ñu jëndee essence dafay métti loolu moo tax dañuy am benn panne donc nag bu fekkente ne oto yi nag dem nañ ba amatul li nga xamante ne mooy seen alimentation mooy essence boobulee donc ñun ñii kat li nga xamante ne ñooy askan wi di jël li nga xamante ne mooy transport bi ñu itam dañuy am problème te dañuy am tiit ak ñàkkare di ñaan rek li nga xamante ne mooy situation bi mu gaaw ñu régler ko si nu mu gën a gaawee. dañuy ñëw nag si li nga xamante ne moo ñeel benn couple ay co-épouse maanaam ay wujju donc nag si région de Touba la xewee bile mbir donc nag awo bi dañ koo takkal wujju mu jalouse maanaam mu fiir ba jël ay photo yi nga xamante ne mooy photo wujjam yi nga xamante ne yaramu nen la ci def ak ay message vocal mu jël nag tas ko si réseaux sociaux yi ngir yàq deram ngir tas yëpp moom ko defee mu àkki mook jëkkëram moom donc nag ñaareel ba nag mer ba futtu si loolu bëgg a xam kan moo def lu ñu mel mu porté ko plainte si procédure yi rek si la ñu xamee ne ki nga xamante ne moo def jëf lu ñu mel wujjëm la muy awo bi donc mu mel ne nag yoon teg na ko loxo ndax lu mu def tegu ko si yoon tegu ko si li nga xamante ne mooy norme donc nag yoon teg na ko loxo donc ñu jàpp ne rek situation yi ñu mel jigéen ñi dinañ ci bàyyi xel bu baax ndax amul mujj bu nga xamante ne mooy mujj bu baax donc dañuy jeexale si li nga xamante ne mooy koor gi parce que xam nañ ñu ngi si mois de ramadan ku ci nekk yaa ngi joxe li nga xamante ne mooy ay ndagu muy Baay Faal yi muy ñi nga xamante ne mooy célébrité yi waykat yeeg feccikat yeeg tëggkat yeeg ak ñi nga xamante ne ñooy ay njiit si gox yu ñu nekk donc nag ku ci nekk yaa ngi organiser li nga xamante ne mooy ay ndogu parce que xam nañ ne kat nekkul ñëpp ñooy dem ndogoo seeni kër te woor ba ngoon jot amoo loo ndogoo dafa jafeloo wala ngay ndogoo ci àll moo tax social boobulee am si suñu réewu Sénégal ñu tàmm ko di ko fi gis ba tey ñu koy wëyal donc ne mu am benn fête bi nga xamante ne am na dans la semaine muy chrétien yi nga xamante ne tey jii dañ doon joxe ndogu fële ci Liberté 6 donc nag ñoom bu leen neexoon duñ ko joxe parce que woor nañ seen woor ba mu jeex donc mais ñoom dañoo xam ne suñu réewum Sénégal jàmm moo fi xaj te ñun ak ñoom benn la ñu jël nag li nga xamante ne mooy xaalis bu takku jël organiser ay ndogu joxe ko ànd si nag ak li nga xamante ne mooy la presse sénégalaise ànd si ak li nga xamante ne mooy les musulmans ñu taxawu leen jàppale leen ba ñu def lu ñu mel donc nag mu am benn photo bi nga xamante ne rek symbole la buy wane ne kat lii suñu réewum Sénégal rek moom moo ko mën te réewum teraanga rek moom mën li ñu mel mooy benn brassage bi nga xamante ne am na si musulman bi ak ki nga xamante ne mooy chrétien bi donc mu mel ne rek jamono ji ñu toll nii Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te image yi wane na ko donc rek lii moo nekkoon nag li nga xamante ne moom lañ leen jukkiloon comme information yi nga xamante ne moo nekkoon ramassage dans la semaine donc amis téléspectateurs lii rek lañ leen indiloon tey jii si Eco du Net donc ñu yaakaar ne rek def nañ suñu kéemtalaay kattan ngeen jox leen information yi nga xamante ne moo nekk actualité phare dans la semaine donc nag nii lañ koy defee saa su nekk tous les vendredis incha allah fii ba li nga xamante ne mooy koor di jeex maa fii teew jox leen lépp li nga xamante ne rek ñel na information semaine bi muy seen émission Eco du Net donc amis téléspectateurs ñu ngi leen di ñaanal la ngoonum jàmm koorum jàmm di leen baal àq di leen baalu àq di leen ñaan rek yàlla jàmm sax suñu réewum Sénégal mais nag di leen jox rendez-vous juste li nga xamante ne mooy vendredi prochain mais laata loolu restez en compagnie des programmes de Sénégal 7 jërë ngeen jëf